liñ doon ñaan liñ doon xaar li ngeen doon xaar daanaka ëgsi na Keba Kanté ngi dugg si yéen journalistes yi ngeen jàkkaarloog moom ku ci am laaj booy laaj ko mu tontu la li muy waxit kenn ku ci ne dégg ko yóbbaale ko bu demee tasaare ko moo tax ñu ngi xaar le président Keba Kanté mi nga xam ne dañuy ñaan yàlla moom mooy fal yàlla mooy def te làmb nekk na béréb boo xam ne ki gën ci ñun rek la ñuy laaj yàlla jox ñu ko li ñu soxla nag mooy làmb ma yóbbante amateurs yi ñoo ma yóbbante en tant que le microcentral de l'arène dañu wax ne soxlawuñu ñu tànnal ñu andil ñu dañu bëgg li ñu soxla mooy ku làmb tànn andil la boppam loolu làmb soxla ay ca Keba. gars yi avant may commencer di wax ci jotaay bi damay laaj benn question rek bu ndaw pour ñu toog ci salle bi gars yi de yéen a tàng wala man maa tàng ah buur wala gars yi caméra yi ni ñu jàkkaarloo ak man nii moo tax ma tàng alors bon avant tout maa ngi remercier tey ñi fi teew ñëpp di remercier aussi tey jii ñi nga xamante ni ñoom ñoo organiser événement bi am nañ tuuti retard ci tàmbale bi dañ leen ci jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax tey nag dañ fi ñëw pour traiter benn sujet bu sérieux parce que une décision sérieuse doit se prendre le 31 octobre dans quelques jours ñu génnoon nag ci at yi ñu génn at bi ñu génn yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ni je suis le seul candidat déclaré dégg naa ci après yeneen candidature ya nga xamante ni ñëw na ci ñu bëggoon def ay précisions de taille parce que tout bonnement dégg nañ nit ñu bari ne lu dul élection amuñu droit nekk ci candidat yaakaar naa ni dañoo comprendre exactement enjeu yi nga xamante ni tey moo ëmb làmb ji ndax monsieur le ministre Matar Ba moom moo waxoon en 2018 ne Alioune Sarr ne travaillait si nu ñu mën a demee 2020 fédération ba mu koy waxloowu mag ko monde làmb ñoo ko waxloo mu jël engagement ñu bind ko ci cahier de charge jox leen ko suñu demee nag ba mandat 2 ans bi ñu waxoon ne moo ngi waaj a jeex ñuy bëgg a dem ci ay renouvellement ñu xëy subateel gis un Keba Kanté ne il est candidat yaakaar naa ni suñ si defee ay intervention yu bëri si weer yi mujj yi jaadu na tey bi ministre bi génnee démb ci guddi ne état mooy fal jaadu na ñun itam ñu génnaat waxaat encore une fois ne man je suis candidat li ma bëgg nag mooy crise bi làmb ji di jaar tout récemment ñu gis 3 phases yi CNG jaar muy la phase des services la phase des privilèges et la phase des abus bi nga xamante ni moom nañ mujjee tey avec nos frères yi nga xamante ni ñoo ngi ci biir salle bi muy les arbitres ñu bëgg ñaan tey président de la république ne ko mondu làmb ségam
garage yi nga xamante ni chauffeur yi fay nekk motuñu 50 personnes dañuy dajaloo foote fal président làmb ji nga xamante ni bi ñu mujjee wax ñoom presque 4000 licenciés nañ wax te amateur ñëwul manager ñëwul kon dañuy ñaan ñu organiser ñu des élections pour ñu mën a fal un président par la démocratie ñu jógewaat ci loolu aussi di interpeller l'État di ko wax ni làmb yamut ci bëre dóor làmb dafa am lutte simple am lutte olympique su ñu jàppee ne tey lutte simple balaa ngay mën a bëre da ngay joxe 1000 francs te pourtant su saison bi di ibbi da ngay ñëw jënd sa licence à 5000 francs ñu jógeeti noonu soo cotisé ba pare soo daanoo dem ñibbi te doo fa jëlee dara ñuy wax encore une fois comité bi fi nekk wala biy ñëw nañ jàppale les jeunes lutteurs ñu teggil leen loolu ñu ñëw ci wàllu lutte olympique démb maa ngi suivre le ministre des sports moo ngi leeral ne docteur Alioune Sarr li tax ñu teg ko fi moo ngi koy def loolu gis-gisam la c'est son avis parmi tant d'autres ndax man je pense ni lutte olympique kenn mësut a dégg biir Sénégal ci jamono ji ñu toll ñu ne ñoo ngi organiser ay compétition en lutte olympique te développer la lutte sur toutes ses formes la ñu wax ci cahier de charge CNG ñuy waxaat encore ci sama candidature di wax ni li ma def c'est légal li ma def c'est une candidature proactive am naa droit tey muy CNG muy fa nga xamante ni poste nomination la wala emploi bu ñuy joxe am naa droit nekk fa candidat loolu tey ñoom suñu demee ci ay texte dinañ ko gis loolu la ñuy wooye une candidature proactive li ci tasaat mooy damay confirmer waat samay diir di ko leeralaat encore ci kanamu nit ñi je suis candidat à la succession de Alioune Sarr ñiy wax naan ministre Matar Ba Kéba daf ko bañ a seeti bañu ma koo seeti moom moo jiite sport muy football muy làmb muy judo ak lu mu mën ci doon action wu jug dem bañuñu ko mais dafa am si lu muy jaar ndax ku yilif moom mooy xool tey li nga xamante ni mooy yoon mu di ko teg di ko wax nit ñi ndax démb suivre naa ko mu ne lépp lu xew ci làmb xam na ko su gisee nag ay nit ya nga xamante ni ñoo ngi intervenir ci làmb di ci wax am sañ-sañu taxaw def une candidature war na leen a mën a woo parce que ma candidature elle est spontanée voici le terme su waxtaanoon ak cellule de communication am dinañ ne ko Kéba lii mu def ci yoon la ko teg parce que candidature spontanée lu existé la su boobaa su ma woowee en tant que ministre pour ma ñëw wax ak moom ci wàllu làmb dinaa ko wuyu mais encore une fois ma bamtuwaat samay wax yi ma doon wax CNG du lu may négocier du lu may waxtaane parce que wutuma ministre bi mu kontaan wutuma promoteur bi mu kontaan li ma bëgg mooy làmb kontaan moo tax nag du ñu wax a wax ba ñëw fii ba démocratie am ci làmb ji nañ ma ko sante ndax avant man kan moo fi taxawoon di ne mën de remplacer Alioune Sarr 26 ans kenn mësu koo dégg alors ma génn commencé débat yi commencé ci wax ba ay décision di waaj a génn ñu bëgg a wëlbatiku ne non amul droit nekk candidat mais au nom de quoi su dee tey lu ñuy joxe suñ ma ci boolee woo ma laaj ma ñu xool confiance bi xool compétence bi xool connaissance bi xool circonstance yi mu nekk la nga xamante ni war naa ko mën a yor mais kon man waruma jug di leen wuti ñoom ñoo ma war a woo laaj ma lañ ma war a laaj ma tontu leen la ma leen war a tontu si ful la ndax nag waxuma ak Matar Ba ministre des sports lay wax dama bëgg mu leer parce que tey ni mu fi nekkee mën na fay jóge suba moromam ñëw fi
te daf fi ñëw fekk fi làmb su fi jógee aussi dafiy bàyyi làmb man nit ñi dañoo ñëw fekk ma ci làmb du sam papa moo jàpp sama loxo yóbbu ma ci làmb du buur géwal mi du yéen ñii jàkkaarloog man ba may ñëw ci làmb amour ak pas-pas ak bëgg-bëgg moo ma si yóbbu te loolu moo ma fa bàyyi te si laay continuer di nekk dama bëgg nag sénégalais yi laay waxal nekkatuñu si situation ba nga xamante ni dañuy jël li nga xamante ni ñun ñoo ko moomal suñu bopp muy suñu cosaan di ko fooyee di ko caaxaane suñu waxantee dëgg làmb ji ku ne nekkul ci crise da ngay wax lu la neex ndax foo dégg 4000 et quelques licenciés ñi siy fayeeku 10 millions matuñu 15 personnes mbër yi di jóge fii di dem ba ay àll di bëre di daanu di ñibbi ay loxo yi neen seen kër ndax ay cotisation arbitre yi di taxaw di laaj des meilleures conditions ñu leen di raje te pourtant su ñuy wax ci wàllu discipline parce que maa ngi dégg ñu ne non ñoom li ñu waroon a def defuñu ko dañoo waroon a bind mais ku déglu débat wu arbitre yi ne ñaata yoon nañ bind CNG kay forme de communication bi muy utiliser mooy la communication intersubjective seen biir rek la ñuy wax man nag j'ai choisi une communication médiatée lépp lu may wax dama ciy wut ay témoins pour ëllëg si biir li ñoom buur géwal di wooyee VAR ñu mën koo génnewaat teg ko ne Kéba yaa fi waxoon lii nañ xool tey lutte olympique fan la toll lan la mës a indi ñu jëlaat ko jox ko àqam ndax état wu Sénégal su mënee indi arène nationale war naa mën a tey indi centre ya nga xamante ni nit ñi dañ ci mën a entraîner ñu am ay tapis comme niñ ko bëggee mais ban athlète nga dégg ne tey moo ngi ci beneen club amul ndax goos yi soo leen formé wul pour ñu mën a dem à l'extérieur di compétir yaakaar naa ni kon Sénégal jarut muy wut lutte olympique drapeau CEDEAO bi ñuy organiser fii tey benn boobu sa la yam lutte simple da ngay gis comme li ma wax sànq mbër bu jógee dëkk ba dëkk dem bëre ji cotiser 1000 francs ñu daan ko muy ñaan reer wala paas bu mu ñibbee mais loolu daf fi war a jóg maa ngi interpeller sama xaritu promoteurs yi xam naa ni aussi suñ ko déggee dinañ leen dinañ ma xaw a mere mais dama jàpp ne même su fekkee ne nombre bi day yokk ndax tey quand on parle de lutte simple on parle de 60 ou 80 athlètes yuy ñëw di compétir quand on parle de lutte avec frappe on parle de 20 athlètes 10 combats kon donc jàpp naa ni war nañoo mën a trouver ñoom solution ba nga xamante ni au lieu mbër mi su ñëwee di cotiser pour bëre ñoom ñu xool mbër mi su ñëwee inscrire nuñ koy joxee dara pour mu def ci biir poche am ndax amut benn lutteur lutte avec frappe bu ñemee jóge këram di dem biir stade te xamut ne reliquat am moo ngi ci biir CNG bi kon nañ jéem a tolloolee athlètes yi nan nañ leen di récompenser ñu waxaat encore une fois équipe nationale bi nekk Sénégal di génn di représenter le Sénégal nañ leen mettre dans de très bonnes conditions loolu ministre des sports laa ko wax parce que tey moom fu muy taxawee di défendre budget pour football di défendre budget pour leneen war na mën a défendre budget wu suñu sport national bi nga xamante ni jéggaane wuñu ko fenn loolu kenn du ko tere te yaakaar naa ni sénégalais yi duñ ko ci mere ñu terminer aussi tey ci problème mu arène nationale c'est bien beau niñ ko defaree rafet na don la du don loolu du sama domaine mais li ma ci amal solo mooy sécurité arène nationale nañ ko renforcer parce que su fekkee ne dañ ko defar spécialement pour mbër yi mën faa bëre normalement am na yenn sanction ya nga xamante ni ñoo ngi ko doon utiliser Demba Diop war nañ koo suspendre biir arène nationale le pourquoi bouteille 10 litres yi ñu doon wax wala indi fourneau wala indi leneen lan moo taxoon ñu koy tere parce que foofu gazon synthétique la woon mais arène nationale nañ ko defaree su fanaane woon taw ba suba sax ndox mi dem asamalaat ñu indi bouteille 10 litres kon foofu jàpp naa ni waratuñ faa dagg kenn bouteille 10 litres ñu jël en compte aussi fi mu nekkee ndax du mbër yëpp a dëkk Pikine du mbër yëpp dëkk Géejawaay
am na ñuy jóge Fass am na ñuy jóge Colobane am na ñuy jóge yeneen gox convocation yi ñu leen di jox aussi nañ sóoraale jël en compte ne war nañoo mën a tardé parce que ñoom moom seen bés waaye moomuñu embouteillage yi moomuñu sénégalais yi doxi seen yitte mais nga tardé 1 minute ñu dagg la 10 000 francs nga tardé waat 2 ñu daggaat 10 000 ba à la fin mën ngaa tardé boo soo ñibbee CNG yow yaa koy amel xaalis pour sa beneen combat yooyu aussi bëgg naa président bi ñëw mu bàyyiwaat ci xelam. may terminer encore ci problème mu entraîneur yi ndax CNG tey maa ngi gis sama xarit Matar Ndiaye manager moo ngi fi mais CNG ni mu def ba protéger tey les managers na def noonu ba protéger les entraîneurs ndax tey ñoom ñooy suivre gosses yi di leen entraîner di ànd ak ñoom di yeewu 5 heures du matin te koo ci gis su entraîner ba pare moo ngi ñaan paas bu mu ñibbee CNG na leen protéger 10% yooyu di jëm si ñoom managers yi ñoom Matar Ndiaye nañ ci jéem a xool nuñ koy jëlee 5% di ko jox entraîneurs yi ñu protéger leen nii ñu protéger managers yi ñu protéger leen nii ñu protéger promoteurs yi ñu protéger leen aussi nii ñu protéger mbër mi nga xamante ni dugg na ci biir géew encore une fois lamb suñu bëggee mu développer dafa laaj toog waxtaan du ay xiiroo du ay ŋaayoo du ay président Alioune Sarr du ay njàmbe du ay keneen problème bi problème mu structure bu jiite lamb la démocratie fu mu amul jàmm du fa am jaay doole bi ñuy jaay doole mbër yi soo gisee tey ma interdire mbër yépp ne bu kenn ñëw ci point de presse bi parce que xam naa ni kuñ fi séen su fekkee ne ñoom ñoo fi toogaat soit ñu woo la menacé la wala ñu adressé la lettre wala nga ñëw ci làmb ñu sanctionné la loolu doxalul sport il faut que ça arrête président Alioune Sarr nekk na fi def na fi 26 ans 26 ans yi doxal na nu mu ko neexee nañ jël affaire yi ñu teg ko ñu waxtaane ko trouver consensus man bañu ma tey ñu woo président école de lutte woo association yi nga xamante ni tey ñoom ñoo ŋànk làmb ji ne leen président Alioune Sarr ségam day dem parce que loolu wóoruñ ndax suñ ko reconduire aussi état moo ko fi teg lu dul xëyaat suba teel sañ sa dem seetaani làmb mënuñu ci leneen wala taxaw di wax suñ koy reconduire ñu reconduire ko avec des conditions mu ñëw installer démocratie ci biir làmb xam ne sanction du jàpp nit ki rek dagg xaalisam xam ne sanction du arbitre yi dañoo dem grève rek dañ leen di radier ñu ànd ak yow à peu près 20 ans yaakaar naa ni ministre bi su ne moom mënu see intervenir waroon naa xam loolu premier jour bi ba bañ leen a woo naan leen bu leen dem leen arbitrer parce que moom moo ko wax moom moo génn ne woote ne leen waxtaan su xamee ne waxtaan bi da koy commencer te du ko eggali kay kon jarul woon muy woote ndax je pense que ni moom moo jiite waa CNG jiite wuñu ko bo si li ma yaakaar kon su problème amee si njabootam na leen woo àtte dëgg ndax CNG rajo bi ñu jël rajo ko arbitre yi d'accord ma ci tey d'accord ma ci ëllëg loolu dama bëgg mu leer kii ñëw aussi mën na am sax mu nekk Alioune Sarr à la place de Alioune Sarr mën nañ ci citer ay nom mën na nekk le professeur Babacar Diouf ñoo ngi avancé turam mën na nekk ñeneen ak ñeneen mën na nekk sax buur géwél parce que buur su ma ni ma ko gisee mu koy ni mooy xoolee ni xam naa ni copain Alioune Sarr la mais bref man sama maam la alors ñu continuer ci lancé boobu nañ rectifier le tir c'est pas encore trop tard ndax tey ay kilifa su ñu jëlee décision mën nañ see dellu ginnaaw mais décision bii ñu jël mën na leen a yàqal mën naa yàq làmb ndax nañ xam ne arbitre yi nekk fii ñooy jógee fii dem extérieur di arbitrer gos yi nekk fii bàyyi làmb bi dem extérieur di fa compétir di fa def yeneen sport xajoon na fii promoteurs yi aussi ñoo ngi leen di ñaan képp ka nga xamante ni nekkoo ci ay disposition wu tëgg làmb bul jël ay billets di ko jox xale yi nañ comprendre aussi ne mbër yi bëri dañoo am njaboot dañuy xëy suba teel di joxe dépense yor ci seen yaay alors enfin pour terminer benn cas ba nga xamante ni
dama ci wax directement su fekkee ne ñoom mënuñu ko ñu wax ñu ko ñu xool nuñ koy def ba créer leen ko wut kuñ fa teg mu di ko doxal muy fondation làmb jot na pour mu am fondation parce que tey nga gis mbër bu feebar ñu jël ko site yëpp ñëw wane feebaram di ko ñaanal ndimbal pour ñu faj ko ba mu xëy génn àdduna yaakaar naa ni muy ministre des sports dégg nañ lim ci def waaye le CNG kenn war ko ci woon jiitu pour éviter problème yooyu nag nañ fexe ba mettre en place une fondation ba nga xamante ni mën nañoo dem fu nekk ci biir àdduna di fa wuti ay fonds pour ëllëg ci biir genre cas de figure yooyu su amatee ñu mën a régler le problème sans pour autant que nit ñi di def ay téléthon di ñaanal nit ki wala dem ñii di yónnee ay Orange Money loolu dafa jekkut ci image yu làmb ndax su fekkee ne assurance bi nga xamante ni dañ koy dagg ci seen licence en même temps combat bu ñu am dañuy dagg assurance xaalis boobu duma leen laaj fu mu jëm ndax du moment où nee nañ ñoom ay bénévole nañ kenn fayu leen monde làmb bi ñu d'accordee waa CNG ne ay bénévole nañ d'accord kon aussi ñu ne xaalis bi jël nañ ko yóbbu nañ ko ministre des sports ñoom nañuy rendre compte parce que ñun fay ñu leen te loolu le chef de l'État moom moo ci war a jël ay mesures su fekkee ne ñoom niñ ko waxee noonu la amee CNG dañ leen fee teg pour ñu liggéey kon suñ fi toogee di liggéey dañ leen war a fay ndax làmb nekkul la nga xamante ni nit ñi dañ fay ñëw di yelwaan su boobaa suñ leen daggee xaalis nit ñi dinañ mën a ñëw taxaw ne leen hé xaalis bi ngeen ñu dagg keroog fan la jëm su boobaa frais d'organisation yi ñu leen di jox nit ñi dinañ mën a ñëw laaj leen lan ngeen siy def maa ngi nuyu ñëpp encore une fois di jaale waa Pikine Jules Balde Junior di jaare waa Tëngéej Papa Yade numéro 2 di jaale axlu làmb yëpp Pape Dia mi nga xamante ni mooy magu Bombardier nekkoon ku seqoon jàmm ak ñëpp di ñaan yàlla xaare leen àjjana di wax ni maa ngi jéggalu ci retard bi asalaamaaleykum rahmatullah wa barakatuhu